ASID TV, la chaîne des patriotes. ngeen jëfati mbokk internet yi nga xam ne saay su nekk yéen a ngi saxoo di seetaan seen bi di ASID TV la chaîne des patriotes comme ni ngeen ko gisee woon si tàmbali waxtaan bi nu ñu demee fi nga xam ne muy ba ñuy installé fii si Thiès fi nga xam ne muy cité Pilot cellule bi ñu fa doon installé dañoo ñëw fi nga xam ne muy place de France muy ñu koy wax place Mamadou Dia léegi fas yéene sekk ak yéen waxtaan bu am solo si ki nga xamante ne muy coordonnateur bi Moussa Dia di coordonnateur Pastef Thiès Ouest fi nga xamante ne muy Thiès ñu ñëw fii si place Mamadou Dia fas yéene waxtaan ak moom nag si mbirum parti Pastef ak ki nga xam ne jot nañ ko investir muy Birame Souleye Diop ak lu jëm si mbirum actualité bi nga xam ne fii ñu ngi koy dégg fii si Thiès sëñ bi Dia ñu ngi lay nuyu di la dalal si ASID TV. waaw kilifa gi maa ngi lay ziar. di nuyu say mbokk internautes yi. bon ànd nañ ak yéen ngeen dem installé li nga xamante ne muy cellule cité Pilot ginnaaw bi ngeen ko installé ba pare nag ban taxawaay ngeen fas yéene am si élection yi ñu jëm. waaw ñu ngi lay remercier. D'abord ñu ngi nuyu la cellule de Mbour 1 di wax ni ñoom dañoo nekk section communale bu Thiès Ouest donc ñu comprendre wala comprendre enjeu yi ne ñi ngi dem ci ay élections législatives cellule moo war a porter liggéey bi donc ñu ne woon dañuy def ay visite de proximité seen quartier Mbour 1 de passage ñu leen di remercier di leen féliciter waat encore par rapport ak résultat honorable yi ñuy def yaakaar naa tey Thiès Ouest bu ñu gagné élection yi en grande partie école bi ñu nekk ñoom mooy 2 tiers Adowa gagné bi ñu ko gagné bokk na ci tey li yombal suñu victoire au niveau de la commune de Thiès Ouest. donc ñu ngi leen di féliciter waat di ci jiital seen coordinateur notre frère Adama Fall di nuyu également Maymouna Camara ak xale yi ñu àndal yëpp ak suñu frère yi ñu àndal ci cellule boobu continuer di liggéey. donc ñun tey dañoo ñëwoon pour accompagner leen mais accompagner leen pour ànd ak suñu mbokk yi nekk Thiès Est donc ci installation cellule Thiès dafa nekk ñetti commune Thiès Est Thiès Ouest ak Thiès Nord. mu am benn département boo xam ne mooy piloté ñetti communes yooyu ak commune département bi mooy Thiès département. donc ñun nag Thiès Ouest ñoo àndoon ak suñu mbokk yi nekk Thiès Est donc pour installer cellule cité Pilot. xam naa fa lañ jógee nii. donc bañ fa jógee nag ñu ne nañ ànd ak suñu jarbaat yi suñu rakk yi nga xamante ni ñoom boobu ba léegi ñi ngi nekk di liggéey bu am solo de manière spontanée nekk ci parrainage yi dugg ci kër yi ak koor gi wàcc école jël seen fiche dem ci kër yi di demander nit ñi ay parrainage tey bu ma la waxee tey maa ngi ay parrainage yoo xamante ne ba léegi déposé gu ma ko parce que dañoo motal sëkk ba desal donc mi ngi suñu kër toog donc ñu ngi leen di féliciter waat encore une fois. bon monsieur le coordinateur mënut a ñàkk ñu waxtaan ci mbirum Birame Souleye Diop ndaxte moom la ñu investir fii liste départementale de Thiès yéen ngeen bokk ci coalition Yewwi Askan Gi di parti Pastef waaye dañoo gis ne biñ ko investir ci biir ki nga xam ne muy Birame Souleye Diop def ko tête de liste fi nga xamante ne muy département de Thiès am na ñu nekk ci biir coalition Yewwi Askan Gi def ay publication am ñoo xamante ne wax nañ ci ay kàddu mel ni ñu rafetluwul liñ ko investir def ko tête de liste départementale loolu yéen ñi nga xam da ngeen bokk ak moom parti bi ban jàngat ngeen ci am. waaw xam nga boo delloo ginnaaw tuuti ci élection locale yi conférence des leaders ñun en tout cas Pastef fii ci Thiès ñu ngi leen di renouveler suñu remerciement pas parce que dañoo investir Birame mais ñu ngi leen di renouveler suñu confiance parce que investir dafa metti surtout coalition boo xamante ni nit ñi dañuy xëy ku nekk di ñëw. boo xëyee rek benn entité ñëw. donc investir dafa métti. beneen bi mooy élection locale yi romb conférence des leaders dañuy wax département bu nekk na ngeen dem ngeen waxtaan seen biir. boo leen juboo ay candidat fay laay xam boo leen juboowul ngeen indil ñu ko fii ñun ñu tànn. donc fii Thiès boo ñëwee Thiès ville pour rappeler tuuti ñi doon jongante fii candidat pour nekk mairie ville. Babacar bokkoon na ci docteur Babacar Diop. Moussa Diop bi nekk maire bi nii. moom moo nekk maire nii. waaw ba ñu jubóowulee. dañoo dem yóbbu dossier bi Dakar. waa Dakar tànn Babacar Diop. li ci xew na ci nit ñi ànd ak moom liggéey. ñëpp gis nañ liggéey bi coalition bi yëpp liggéey. muy Pastef muy PUR muy ñoom. Babacar Diop moo kan ko doon xëccoo. moom ak Moussa Tine. léegi conférence des leaders bi nekk Dakar. ñoo ko mujj régler problème bi. ñoom ñoo tànn Babacar Diop. ok. bañ tànnee Babacar Diop ñun ñu rafetlu ko ànd ak moom liggéey ñëpp ànd ak moom liggéey. boo demee Thiès Ouest ñun Pastef man bokkoon naa ci candidat wu Pastef. ba pare moom lay wax ni Thiès Ouest am nañ lu mot 19 cellules. te coordonnateur de cellules yooyu yëpp am nañu leader yoo xamante ni mënoon nañu ay candidats. ba ñu tànnee ñu yóbbu dossiers yi parce que waa PUR ñu ne waa PUR jubóowuñu woon si candidat. ñu jël dossier yóbbu Dakar. waa Dakar tànn waa PUR. mu metti woon ñu lool parce que ñun dañoo jàppoon liggéey bi ñu ci doon liggéey ay ati at
waroon nañu mën porter candidature bi. mais ñu jël lu ñu metti. parce que xam ne démocratie noonu lay doxee. ñu ànd ak ñoom liggéey. ba ñu liggéey yàlla may ñu dem. donc comme loolu moo amoon jàpp nañ ni ñoo tànnoon ñoo tànnaat tey. donc ak loo mer jàpp naa ni da nga war a dellusiwaat parce que li amoon si local yi. nit ñi dañ ko muñoon du dëgg. donc ku ñu tànn aussi da nga war a d'accord. démocratie mooy doxee noonu. bon ki nga xam ne tudd nga ko muy maire bi fa laay des ak yow. muy le maire Babacar Diop. dañoo seetlu ne depuis bi nga xamante ne tey nekk na maire Thiès te yéen la àndal woon ak waa Yewwi Askan gi. muy parti Pastef. ba tey élection locale yi ba muy battre campagne daan nañ ko gis sax ne Ousmane Sonko ñëwoon na fi. Birame Souleye Diop daan na ànd ak moom di battre campagne waaye dañoo seetlu ne moom ba mu faloo ba léegi nekk ci maire bi dañ ko gis mu mel ni ku def réserve. ba manifestation bi nga xam ne weesu woote woon nañ ko le 8 bi ñu génn. gisuñu ko ci woon. tekkaaral bi nga xam ne def na ko. yéen waa Thiès ban jàngat ban gis-gis ngeen ci am surtout yéen ñi nga xam da ngeen nekk ci Pastef. waaw non ñun liñ ci gis daal mooy investiture yi ñun Pastef. dañoo bëgg mu nekk suñu ginnaaw. bu dee docteur dafa jàpp ne am na lu ko metti na jàpp ni moom dañ koo investiroon xañ moromam. donc mu ñëw ànd ak ñun liggéey. fay alhamdulilah rabbil alamin tey nee nañu def nañu réunion départementale am na yebal na fa ndaw. donc comme yebal na fa ndaw jàpp nañu. tey réunion bi ngeen doon def départementale yebal na fa réunion départementale bu Yewwi tey woote nañu réunion yebal na fa ndaw. donc jàpp nañu mi ngi ci coalition bi. donc ñu ngi koy invité ni mu defoon ci élection locale yi. donc mettre la main dans la pâte liggéey. donc ñu ngi koy waat mu defaat la même chose parce que nit ñi aussi dañ ko defaloon. bon ba léegi ci moom laay des mi nga xamante ne moo fi nekk maire. digganteem ak Birame Souleye Diop. amul ñagas-ñagas. man daal gisuma si ñagas-ñagas. gisuma si ñagas-ñagas. xam naa ne daal moom candidat la woon. Birame candidat la woon. yóbbu nañ dossier bi Dakar. tànn nañu Birame Souleye candidat ba mu nekkoon ba tey ñu jël Moussa Tine teg mu jul jàll moom mu jàll Birame Souleye da ko soutenir woon n'est-ce pas. bien sûr déggoo moom ndax taxaw na pour soutenir ki nga xam ne muy Birame Souleye. déggoo ma ne élection yi passé. boo jëlee Thiès Ouest man Pastef laa bokk maa doon directeur de campagne bi. boo jëlee docteur Babacar Diop. suñu frère Adama Diawar bu Pastef moo nekkoon directeur de campagne am. boo demee Thiès Est. maître Diagne. waa Pastef moo doon candidature am donc Pastef dañoo taxoon répp ci campagne bi. donc demoon ko de manière désintéressée donc pour ñu mën a gagner. donc moom également dañ koy woo. te yaakaar naa ni dina ñëw. pour ànd ci liggéey bi. ñu mën a gagner élection yi ñu jëm. jërëjëf kon monsieur le coordinateur kon ñu jàllale kàddu bi nga joxal ma ko Adama yow defe naa tey ñi nga xamante ne tey yaa leen yëkkati muy les Sonko boys yi ànd ak ñoom dem fi nga xamante ne muy installation cellule bi ban message ngay lancé waat jeunesse su Thiès bi ñi nga xamante ne dañoo bëgg a créer cellule. waaw salaamaaleykum sëñ Baye maa lay nuyu. di nuyu sa internautes yi. du les Sonko boys les Sonkoliken la. donc ñoom ñu tudde seen bopp les Sonkoliken je pense que ni coordinateur wax na ko léegi. ils ont beaucoup de mérite parce que ay ndaw lañ nekk ay jigéen surtout boo xoolee ci période yi nga xamante ni ñi ngi collecter les parrainages dañuy woor ñoom di dem sur le terrain. donc ñoom aussi ñu nekk ay ndaw donc pour wax rek sa question. tey fi ñu demoon noonu monté ji ay cellule mu nekk Cité Pilot. liggéey bi ni muy doxee mooy dafa am aussi un appel boo xam ne notre coordinateur Birame Souleye Diop da ko lancé bien avant sax ñu yegsi ci élection législative. donc mu permettre ñu liggéey bi nga xam ne la section communale mi ngi ko doon def à travers li ñu koy xeeti Birame Souleye Diop. dafa joxoon kàddu ki nga xam ne mooy Amady Diawara suñu frère Amady Diawara bi nga xamante ni moo nekk na le nekk la responsable de la massification. donc ci kaw loolu boo xoolee ne serait-ce que ci diir bu gàtt li ñu monté ci ay cellules Thiès kenn xamul nu mu toll. am na benn espace boo xamante ni ne serait-ce que Fandène rek monté na fa 25 cellules. Thiès Ouest noonu Thiès Nord noonu te je pense que ne installation cellules yooyu ñu doon def mu nekkoon travail ci base bi. moom sax la ñi fi nekk maire tey profité pour mën a gagner les élections. donc tamit moom tamit Birame Souleye ci directive yi muy joxe toujours à Thiès réitéré que ni demandé ñu continuer ci liggéey boobu te ci liggéey boobu la ñu nekk jusqu'à présent. pour préparer aussi suñu élection législative yi ñu jëm nii. nga xamante ni mooy première partie pour ñu mën a yóbbu notre président Ousmane Sonko. ca palais ba. donc installation cellule yi bu ma répondre ces questions mooy nan lay demee. day am un groupe boo xamante ne ñoom ñooy jiitu. ci ñu demander ci ñu exprimer besoin. bi nga xamante ne mooy monter une cellule. donc li may rappeler foofu rek mooy que ne amul bés bu yàlla sàkk booy génn fenn dox fenn te nit du ne damaa bëgg a bokk Pastef. amul bés booy mënti dem muy marché muy garage muy mécanicien bi muy foo mënti dem nit dina la woo ay man dama sopp Ousmane Sonko dama bëgg sa
projet, je veux faire partie de cette aventure. Donc loolu nag bu amee dañ leen di wax ne ils vont se constituer en groupe de 25 personnes. Parce que une cellule bu ñu ko mën a monter il faut mu am nekk minimum 25 personnes. Donc loolu en général su amee dañ leen di wax ne ñoom dañuy regroupé wu bu ñu regroupé woo dañuy yónni kenn mu dem fa def investigation poser leen ay questions rencontrer leen waxtaan ak ñoom pour ñëw indi information que ni kii nii ñu valider leen wala ñu bañ leen a valider. Donc en général bu loolu amee rek bu dee ki nga xamante ni dem na def investigation bu nee nañ valider bu ko defee dañuy valider bu ñu valider ñu jàpp date jàpp jour ñëw comme tey ñun suñu bés bi nga xam ne dañu waroon def porte à porte suñu kër ñun suñu koñ pardon dañ ko bàyyi ñëw ànd ak ñoom fekk si leen fi ñu doon monter seen cellule parce que liggéey Pastef noonu lay doxee. Thiès amul frontière. benn leader lañ am muy Birame Souleye Diop ñëpp topp ci ginnaawam. donc tamit nos coordinateurs yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Amadou Dia fii nekk ak ñun Thiès Ouest au nord muy Adama Diawara mi nga xamante ni moo nekk Thiès Ouest. ak Birame Souleye Diop mi nekk au nord ba pare yilifaale tout le département. donc ñun ñëpp benn la ñu nekk. donc ku ci am xew rek ñëpp dañuy mettre la main à la pâte. am na nag ñu bëri ñoo xam ne day fekk dañuy am empêchement du ñu ñëw. mais tey man boo xoolee su ma mënul ñëw suba sama beneen morom dina ñëw loolu nag mooy doole ji nga xam ne Pastef am na ko fii nii et c'est incontestable Thiès. fii nii biir Thiès. Adama ban message ngay lancé jeunesse bi nga xam ne ñi ngi nekk si biir Pastef ak Yewwi Askan Gi. si élection législative yi ñu jëm ngir jàppale seen candidat départemental Birame Souleye Diop si campagne bi ban message nga leen di lancé. message bi c'est simple. message bi mooy enjeu yi dafa dépassé Pastef dafa dépassé PUR dafa dépassé FDS. dafa dépassé personne. dafa dépassé sax Ousmane Sonko. enjeu yi mooy avenir u Sénégal. avenir u Sénégal fan lañ toll mooy que ne xéewal dafay feeñ. gis nañ bërki démb Allemagne envoyé fi benn émissaire. ne ñoom bëggatuñu gazu russe bi. ñu teg seen bët ci gazu Sénégal. enjeu yi mooy gis nañ fi Nicolas Sarkozy. mi nga xam ne c'est un lobbyiste affairiste pour fépp foo xamante ni ay richesse feeñ na fa mu taal ko gis ngeen li mu def Libye. enjeu yi mooy gis nañ bërki démb xale yi nga xamante ni dee nañ fële Tiwaawan. enjeu bi mooy gis ngeen lu mel ne hôpital Aristide Le Dantec Ibou Ndafa nee na da koy dagg jaay ko ay étranger. enjeu yi mooy dëkk bi les prix sont chers enjeu yi mooy tey kenn mënatul dund. kon enjeu yooyu defe naa moo ëpp solo. fal nañ maak faluñu ma jiital nañ maak jiitaluñ ma moo tax ñëpp dañu ku nekk da nga war a fàtte sa bopp kon ni ko président Ousmane Sonko waxee ñëpp xam ne l'intérêt du Sénégal moo nekk enjeu ñu fas yéene taxaw j'appelle tous les jeunes yu nekk Thiès FDS Pastef PUR. tout le monde ñu xam ne tey dañoo war a taxaw pour defar suñu avenir parce que suñu avenir kenn duñu ko defaral ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp ñu topp ci ginnaaw le projet bi nga xamante ni mooy le projet bi nga xamante ni le président Ousmane Sonko moom moo ko jiite à travers ñu jëlaat suñu souveraineté. jëlaat suñu dignité donc ci loolu laay woo toutes les jeunes. du Sénégal de la région de Thiès même au-delà toutes les jeunes africaines. jërëjëf Adama kàddu yi am na solo lool kon mbokk internet yi tey lii lañ fi jëlee woon si Thiès ginnaaw bi nga xamante ne dem nañ installé cellule bi nga xamante ne muy cité Pilo cellule Pastef boo xamante ne daanaka mi ngi fas yéene bokk si biir parti Pastef di dox si liy jëmale parti bi kanam ngir liggéey bi gën a yaatu di leen joxaat dox daje beneen yoon si seen bi di ASID TV la chaîne des patriotes jërë ngeen jëf. ASID TV, la chaîne des patriotes.